yéenekaay yi bokk na ci li ñu waxtaane tey opposition bi bëggoon amal mbootaay gu yaatu ngir dal ci kaw président Sall ki ñoom ci local yi nu dëgmal faf nag boobépp opposition xaajaloo dal seen kaw observateur xëy di jàngat ak gëstu yooyee xat-xat dab opposition bi ci wàlluk bennoo yéenekaay bi ne tey la ñuy war a lancer boobu coalition waaye PDS dand na ca mu mel ni taxawu Sénégal bu Khalifa Sall Pastef bu Ousmane Sonko ak PUR bu Serigne Moustapha Sy ñoo nar a gàddu boobépp coalition journaliste analyste bi di Babacar Dione ak observateur ne opposition bi ñoom bëggunu local yi nu dëgmal yam ci local kese ab référendum lañ ko bëgg a soppar ñi li nu bëgg mooy fexe ba li nga xamante ni mooy jongante yooyu mu doon jam-jam bu mujj ba ci président Sall mu des nag bu nu bennoo ba noppi waxi tabb di investiture yi ñeel boobépp coalition ndax du yomb ci ñoom bu nu ca yeggee PDS moom big ci bataaxal la ñu leeral ne ci lu wuuteeg laam-laamee gi signé wuñu benn këyit ngir bokk ci genn coalition PDS ne balaa àndab am faw ñu daal di régler yenn taxawaay yu leerul yi yenn fexelente yi ak it muusante yi faral di gàllankoor yooyee xeeti coalition Pape Diop ak bokk gis-gis observateur xamal ñu ne ñoom pareegunu it ci ànd boobee diblangoo ndax danoo jàpp ne ci sumb yu njëkk ya kenn yëgalu leen ko rax ci dolli bokk gis-gis ak njiit la Pape Diop ñoom jàppuñ ne xel la nen yépp ñu daal di ko defandoor ci benn pañe beneen coalition la ñu proposé maanaam opposition bi am ñaar ci coalition ndax benn kott ñu ne lañu cee ragal mooy bu keroogee investiture yi am ay frustration ba ñeneen ñi génn jaar seen yoonu bopp taxawal seen liste bopp Mamadou Diop Decroix it ak And Jëf PDS wan nañu ginnaaw coalition bi di lu ñu jànge ci observateur Vox Populi ne PDS nee nañ bokkuñu ndax lañu jàpp ne ay pexe ci suuf ay wiiri wiiri ak yeneen bokk gis-gis ak waa Decroix ñoom it naka noonu xalaat bi ñu am daal mooy ñu bañ a yem ci benn coalition bu yaatu ngir opposition bi waaye ñaari coalition ñaari mbootaay di pôle yu mag source a ci xibaaram moom ni li waral PDS bokkuñu ci yëf yi du leneen lu may la ñu bëggoon la leen Ousmane Sonko ak Khalifa Sall nangulul ñoom waa PDS maanaam seeni kàngam seeni responsable doon ñi nekk tête de liste ci diwaan yu mag yi waaye yéeni kaay bi ne Ousmane Sonko doxalinu PDS boobee dul ko bett ndax waxoon na ci njëlbeen Khalifa Sall matul nga cey sonn ndax gëwma nit ñi daanu bokk ci bii coalition du rek nag opposition bi ñoo am jafe-jafe yi bennoo ndax Sud Quotidien fa mu gis moom ab réeroo buy ñëw di xeeñ ci local yi le ci biir APR la waral yéeni kaay bi xëy bind APR contre APR ndax njort na ni investiture yi xaajaloo na am seen biir misaal yam ci joxe Ismaïla Madior Fall Oumar Gueye Mansour Faye Mary Teuw Niane Bibi Baldé professeur Moussa Baldé Mame Boye Diao président Macky Sall moom jamonoy waxtuy liggéey la ko jàppe loolee la wax ay ministre xam ci ndajem conseil des ministres démb di lu ñu jàng ci les échos waxtuy liggéey mu ne ci lañ toll liggéey bu ànd ak njariñ ak qualité sàkku na it ci ñoom jëwriñ ñi ñu déggoo solidaire seen biir benn na ko noon it ñu gàttandu yi ñëw di wàllu anticipation ngir jëmmal projet ak mbëbët yi las ne président ñu mu gën a ñaax nag mooy jëwriñ ñu yore wàllu plan Orsec gi ngir baral jéego yi génne askan wi ci ndox mi ak it jëwriñ ñu yore wàllu ndaw ñi wàllum xëy ngir xayma programme xëy ndaw ñi ñetti weer ginnaaw bi nu ko tàmbalee ci yéenekaay bi di Le Soleil it yenn digle yi tukkee ci président Sall jëm ci ministre am démb ca ndajem pale ma nañu déggoo ci liggéey bi di sóoraale li ñëw ak jiital jëf yu ay gët mën a tegu la ñu nangoo ci FMI nag nay ngëneel ci wàllu koom président xamle ne fa nu koy jëmle mooy ci wàllu wér-gu-yaram maanaam fexe ba ndëgërlaay gi yokku xeex bit na ko noonu ak coronavirus ak it jàppale njaboot yi doxo yi jotul ginnaaw yi La Tribune xëy wàllu yoon ak àtteb chauffeur ba indi woon accident bu metti ba ca diwaanu Saloum di chauffeur camion malien tribunal ñeenti ati kaso la ko teg népp daan yéenekaay bi La Tribune wax ci accident beneen metti lool di ci yoonu Diouroup bi ak fukk ak ñaari nit yu ci ñàkk seen bakkan ñu ne wàllu koom-koom observateur xëy dalal ko xereñ ci wàllu l'impôt amee lijaasa ci wàllu droit public ak politique économique internationale ñu ne docteur Hamid Fall nekkoon ni jamono it ministre correspondant bu président Wade ci sommet chef d'état yu NEPAD nekk jamono yi conseiller bu directeur général impôt domaine moom Hamid Fall ci waxtaan wu yaatu ak yéenekaay bi d'observateur gis ne code des impôts bi ci boppam la ñu war a raxasaat tëggaat ba nga xam ni payum l'impôt mi dina gën a yaatu ci ñëpp ñi nga xamante ni ñooy ñi mu war ca nag mu ne DGID dinañ jóg tey contrôle yoo xamante ni képp koo xam ni war nga fay impôt di nga def lu ni mel sàkku na it ci wàllum l'impôt ñuy may gët situation fiscale bu milliardaires yi Sénégal yi ndax ñu ngi fay l'impôt déet ak ndax ñu ngi koy fay ca na mu waree Sénégal ndax na mu waree la daane démb réewum Togo ci wàllu football gi lu ci mën di am daan nanu record ne waaye yëf yi du woon saf ñuy wasinde ci joueurs yi yombul woon ci ñoom Aliou Cissé ci yéenekaay bi moom mel ni la ko ci ñor mooy solo gu tàmbalee ndam am ci yooyu xeetu jongante Sud Quotidien moom boole ci ndamal gaynde basket yu Sénégal yéenekaay bi ne gaynde football yi daan nanu épervier yi gaynde basket yi warax Palancas Negras yi di xaar éléphant di ñey Côte d'Ivoire yi wàllu lamb amateur yi xaar Balla Gaye 2 Bombardier sunu lamb nee na Gaston Mbengue jàpp na app bi 28 novembre 2021 lay doon. NSIA Santé famille weer-weerle savon de Marseille
certificat de résidence gi yëngal réew mi fan yi ñoom waa Sénat leeral ne lu weesu certificat de résidence nit ki mën naa bindu ak i kayit yu mel ni facture njiitu réew mi sàkkuwaat ñu ubbi usine bi di Médis Sénégal li defaree garab ak tamit ñu xoolaat ci statut bu PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement président Macky Sall jiite démb ndajëb conseil des ministres gannaaw bi nekkee woon ci bër tàggat yaram football Sénégal gagné démb tëggoo ñaari bal ci dara mu nekk bëccëg bu njëkk kon ci éliminatoire coupe du monde 2022 mu fekk ci basket moom suñu gaynde yi góor yi qualifié demi-finale coupe d'Afrique gannaaw ndam li ñu am démb ci kanamu Angola daañu ci teg chronique culture bi ak di ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su ci ay faram-fàcce. mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak wàllum politique ak kuréel gi nga xam te ne moom la ñenn ci opposition bëgg taxawal muy nag Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Serigne Moustapha Sy ñoom nag ñu taxawal kuréel goo xam te ne de gu yaatu lay doon gomb opposition bi tey ji sax si ngoon lañ ko fas yéene fësal waaye nag PDS gi ne woon da ciy bokk ñoom xam leen duñ ci mën a bokk naka noonu tam AJ/PADS bu Modou Diop Decroix ak bokk gis-gis bu Pape Diop moom Pape Diop sax li mu gis moo dina ñaari kuréel opposition moo war a am ci réew mi leerali ci mbir yooyu ak Amadou Sabar Ba. Ousmane Sonko njiitu Pastef wax na ne dinañ fi samp benn coalition buy dajale kujjeg yoo xam ne moo gën a rëy ci taarixu lu ci mënti am rek parti démocratique sénégalais du bokk ci lu ni mel ci benn communiqué PDS di xam ne mësul signé ab document buy wax ne rek dinañ bokk ci coalition bu mag ci kujje gi waa kër Abdoulaye Wade ñi ngi ñaaw li ñu tudd seen tur ci lu ni mel te loolee rafetlu wuñu ko AJ/PADS bu Mamadou Diop Decroix ñoom it bokkuñu ci boobile projet nga xam ne mooy coalition double XL bu kujje gi ak lépp li nga xam ne moom la àndal naam sax Khalifa Ababacar Sall seeti woon na kii di Mamadou Diop Decroix waaye ñoom daal dañoo jàpp ne loolee daal mënuñ cee bokk te mën nañoo am yeneen xalaat teg fi kuréel goo xam ne dina gën a am doole ngir ñu jàmmaarloog président Macky Sall ci élection locale yi ak yeneen élection yi di ñëw ñetteelu parti politique boo xam ne moom it bokkul ci boobi les propositions muy convergence libérale et démocratique boo ko gis-gis ñoom ñooñee ne kenn mësuleen a boole ci li nga xam ne mooy ay waxtaan ngir teg lu ni mel ba tax na rek ñu ne ñoom duñu ca bokk parti bu Pape Diop bi dañoo jàpp ne xel xalaatul lu ni mel maanaam teg benn coalition boo xam ne kujje politique yëpp dañ ciy bokk waaye lu ci mënti am rek waa bokk gis-gis ñoom lu ñu bëgg ñu créer ñaari pôle ci kujje gi yu dëgër këcc yoo xam ne dinañu mën a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Macky Sall ngir jëlee ko ci nguur gi naam ci loo gis faw ñu am ñu ko door ñeneen ñi fekk ci liste électorale yi Ibra Diack kenn la ci plateforme jóg jot na. c'est très compliqué pour nga relier ñaari zone boo xoolee fi ñu toog nii rek ak fi siège bi nekk Malicounda war na la jox lu mu bon 15 kilomètres soo arrêté tout dem pont wala ay rof bëgg a rallier Malicounda dina la jox presque ay 20 kilomètres zone bi ñu nekk nii presque ñeent fukki junni ak ñaar ñu ngi yeewoo boor bi léegi su fekkee ne da nga jël benn primo votant ay moyen demewul noonu ay moyen parent demewul noonu mu war a lijjanti presque 3000 ba 3500 parce que bu fa demee foog mu ndëkki fa la yendu añ foofu bëgg a jóge fii dem ba foofu loolu c'est pas donné à n'importe qui nañu wax ni dëgg. ñoom ñuy ñaax préfet sous-préfet li ni mel ñu tëral commission ci zone boobu ndax ñi nga xam ni war nañoo voter mën a am seeni carte. lan moo tax bëgguñu waa boor bii du ñu bindu xanaa li ñu jot mooy peut-être fii dafa noyul ci ki nga xam ne ni peut-être dafa bëgg un deuxième mandat dafa xaw a nooy bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk ay aspirants parce que fi ñu yaakaar ne peut-être foofu nooy na ci ñoom. foofu ni ñu ngi inscrire mais fii loolu mooy jafe-jafe yi. ñi jege meeru Malicounda di xamle ni seen njiit moo njëkk a wax préfet sous-préfet ngir ñu def li ni mel ndax ñoom it ci zone sud boobu am nañ fa ay militants yi nga xam ni jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel pour ñu yóbbu leen bindu ji. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo ci wàllu mbind moomu jëm ci mbind ci kayit wote yi ak coow li am fan yi ci ne nag certificat de résidence yi nit yi dañuy am jafe-jafe ngir jot ci mu jot coow Sénat daal dinay génn ci teg-tekareel gi mu newoon kuréel gi saytu wote yi xam ne coow loolu mën naa ñàkk ndaxte lu weesu certificat de résidence facture courant facture ndox facture téléphone wala sax reçu luyaas nit mën na cee bindu dañ ci déglu Issa Sall yor kàddu ko Sénat ci jokkoom ak Seydou Nourou Ba. Sénat du toppatoo certificat de résidence te bu dee ñëw na ci commission électorale ak commission administrative ci ñuy bindu parce que fañ koy joxe ko fekkee ki koy joxe mënul ci moom dara li mu mën mooy bu certificat bi ñëwee ci commission bi ci seet ndax certificat bi baax na bu baaxutee président commission bi mën na ko rejeté mais nag coow li bëri na bëri waaye boo xam ni Sénat mënu cee tànqam lu toujours moo tax ñu fàttali li yoon wax ci certificat de résidence ci mbirum bindu
ci liste électorale liñ ci fàttali mooy lenn bu dee dañuy bindu bu dee sa carte d'identité adresse bi ci nekk foofa ngay bindoo jarul certificat de résidence benn bu dee foofa nga juddoo bu dee yaa ngi juddoo commune Grand Dakar sa carte d'identité looloo ci nekk foofay bindu jarul certificat de résidence ñetteel bi mooy bu dee yow am nga fa nga dëkk am na facture électricité wala ndox wala nga am ay documents yoo xam ne mën naa seede ne foofu nga dëkk boo ko joxee mën na laa bind certificat de résidence yooyu la bokk da ngaa dem foo xam ne amoo facture d'eau wala amoo facture d'électricité dëkk ci benn kër ma ngaa dem ci délégué de quartier bi wax ko ne ko damaa bëgg certificat de résidence bu ko wóoree ne yow foofu nga dëkk mën na laa defal certificat de domicile nga dem ci maire bi pour defal la certificat de résidence noonu la demee noonu la demee di kàddu yi Issa Sall yor kàddu Sénat di kuréel gi seet wote yi des ba léegi ci wote yi élection locale yi ñu dëgmal kii di Mamadou Ndoye Bane di animateur ci groupe Futurs Médias moom nag samp na ndëndam ngir nag jiite mairie bu Pire nee na nag dina soppi xar kanamu dëkk ba buñ ko falee moom Mamadou Ndoye Bane jiite mouvement Wallu Pire démb nag lañ ko daal di tabbu ngir mu daal di nekk candidat ci élection locale yi foofa ca Pire ñu déglu ko moom Mamadou Ndoye Bane ci micro Cheikh Anta Diop. yéen waa Pire lan ngeen bëgg mu nekk maire loolu tax ma tontu moom mu leen incha allah su neexee yàlla élection locale yii di ñëw Mamadou Ndoye Bane ak ñi ànd ak moom dinañ samp seen ndënd laaj maire bi man Baye Fallou Pire la li waa Pire bëgg ci loolu lay ne wax ngeen dëgg bootu naa ak ku ne bootu naa fu ne bootoo naa ku ne ànd ak ku ne di jàppale nit ñi rek mais dama defe ne woon mën ngaa jàpp rek continuer noonu mais ndekete ñi ma àndal nee nañ ma foo mënti damit duñ la topp te man damaa bëgg a ànd ak ñoom kon boog nañ samp sunu ndënd waaye nag lay tax ñu jël mairie bi mooy góor jigéen mag ak ndaw xale yi doog a am 18 ans su subaa na ngeen xëy dem bindu ji soo leen bindu jiyee parce que li ci des ci fan bariwul jour wote baa ñu ñëw xëy suba balaa midi ñu jël suñuy bagage tuxu dem ca mairie ba toog fa jël ko su dee liggéey la am nañ liggéey bu baax ñu ngi sant suñu borom li ñu tax a jóg mooy lu defar dëkk bi ndax fii lañ juddoo fii lañ yaroo tey jii paa yi nga xam ne boo génnoon àdduna 1990 suñu wàccoon ci garage bi dañuy dox ñibbi seen kër dara changé wu fi te dañoo bëgg a changé dëkk bi lamp yi ngeen di gis solaire yi su ma defoon jëndi wàllu waa Pire dañuy jéggi te li ñuy jéggi bari na yu bari état bu Sénégal mi ngi koy jox dëkk yi mais suñu autorité yi ci boppam ñoo du dem laaj wàllu waa Pire moo tax suñu mouvement bi tudd Wallu Pire. mu nekkoon Mamadou Ndoye Bane jiite mouvement bi di Wallu Pire nekk candidat kon ngir jiite mairie bu Pire ci élection locale yi ñu dëkkmal 8h tegal fukki minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax ci leneen jëm ci ndaje conseil des ministres bi nga xamante ne dooraat na démb gannaaw ba ñu bëree woon ak diir nag démb nag njiitu réew mi daan nay xam ne ni koppar yi nga xamante ne waa FMI war nañ ko jox Sénégal di droit de tirage spéciaux toll ci $250 milliards daañu ko dugal ci xeex mbas mi di coronavirus ci wàllu woowu ba léegi njiitu réew mi sàkku tam ci ni mu gën a gaawee Médis Sénégal di kër guy léegi yëngu ci wàllum defarum garab daal di tàmbalaat ay yëngu-yëngoom waaye tamit statut di bu pharmacie nationale d'approvisionnement ñu daal di koy lu jëm ci wàllu mbënd yi njiitu réew mi sàkku tam ñu gaawal baral liggéey bi ci plan Orsec rawatina ci Touba nag noonu tam xam na ne ni plan décennal lutte contre les inondations kon beneen pàcc bi kon dina am ñaareelu pàcc nar a dem atum 2023 dem ba ca Ndar foofu nag askan ya nekk ca Gandiol ñoo doon ñaxtu neneen nag seen i yëngu-yëngu rawatina baykat yi doxatul li ko waral nag mooy suuf boo xam te ne dafa xaj ak bi ñaar dex ba ñaar di loo xam te ne jure na ni jafe-jafe ba waral sax yenn ci ndaw ñi di jëli gàlloo co ngir dem ca bitim réew leeral yeeg Ousseynou Diop. Gandiol Pilote ak dëkk yi leen wër bël bi loraange rek la leen indil mbay mi tàggatémbe mënatuñu góob mënatuñu witt li ko waral nag mooy seen dex gi nga xamante ni jamono jëlee bël bi da ko dagg ñaar Alioune Ndiaye dëkk ci Pilote. ñu xel aussi defaral ñu suñu dex bi aussi moom mën nañu ko canaliser waat ñoo xam fu ñu koy defaree ñoom techniciens yi. moom premièrement ñun amatuñu accès si gaal yi pour dem si bël bi dem ak dellu si amatuñu ko. kon moo tax suñu doom yi ñu ngi immigré dem ba Casamance dem ba Guinée Conakry dem ba Sierra Leone complètement bu meññeef si kaw joor gi du géej gi même ñun moo tax ñu liggéey pour dem géej. askan wi xaddi am itam naqar li ko waral mooy liggéeyu bël bi ñu tàmbaliwaat ñu ni kenn boolewu leen si te loolee mën na indi ay loraange yu mag Omar Mbaye dëkk ci Gandiol. fay ni leen bël bi su fekkente ni gas nañu ko te génnewuñu bande sable bii nun nga ñu bokkuñu ci bël bi.
suñu ko génnee nag Gandiol bu tëmbee jaar si ci bël bi Ndar bu tëmbee jaar si ci bël bi. léegi jóge Gandiol dem ca Ndar géej mënatul nekk wala force nga jaar ci bël bi te ay jafe-jafe yu mag mën na la ca fekk moo tax askan wi nii kon force état bi jóg indi ci saafara ci na mu gën a gaaw. mooy suñu seul souci mooy suñu seul problème bëgg nañu dex gi delluwaat ba Ndar waaw comme Gandiol la ko moom ñun ñu amaat si accès comme suñu territoire la suñu cosaan la tir da nga daan dem par jour fii 400000 nga am ko 400000 journée mais depuis mu fatee ba léegi mën nga toog fii 1 an 2 ans doo am ndawal waxuma départ. mbooloo mu takku nag ñoo demoon ba ci tefes ga wane seen naqar ñoom ñu ngay sàkku liggéeyu bël bi ñu boole leen ci nee nañu budul loolu yeneen i jafe-jafe mën na am RFM ci diwaanu Ndar géej Ousseynou Diop. Ousseynou Diop del si fii ci Ndakaaru wax ci njëgu yàpp gi nga xam te ne yokk na fan yi mu yàpp xaar ak yàpp nag kilo bi jugee ci juróom benn téeméer dem ci juróom ñetti téeméer di loo xam te ne ñii di client yi ñu ngi koy naqaru ñii di boucher nag ne bokk na ci li ko waral jur yi daan jugee bitim réew te ñëwatul reportage am na ba ca marché Castor. marché Castor boucher yi daal di toog te defuñu dara ñenn ñi sax daal di tëdd ci seeni table ñeneen ñi daal di sëgg ci seen téléphone portable ñii nag am ay jafe-jafe balaa ñoo gis ay client ndax ni njëgu yàpp bi daal di chéré waaye bàcci wuute ak ñoom moom nag ñu daal di koy fekk muy waxtaan ak benn client. waaw loolu bu ñu sukkandiku ci moom seen njaay mi dafa daal di taxaw. non liggéey bi moom sérieusement parce que marchandise bi cher na xaalis amul kilo bi de 4000 lañ koy jaayee. dafa cher wër na yàlla da ngay jënd indi sax mu perte xaalis bi jënd nag yi des fois mën nañ ko jëndee 600000 bu tuutee bu tuuti ay 800000 100000 ba 1 million amul daal àpp quoi. Cheikh moom di beneen jaaykat jàpp ni li sàmmkat malien yi daal di dakkal seen importation bi moo waral lii yëpp. suñu nag lu fi gën a bari malien daan jógee moo indi manka bi quoi dañoo amoon problème ak Mali waaye heure bi daana fekk léegi dañuy bëri ñu ñëw en abondance mais actuellement moom nag dafa manqué trop boole woo nag seer. njëgu kilo yàpp bi di jar jamono ji juróom-ñetti téeméer loolu nag tax ba soxna si dina ba turam daal di wutali yàpp bi nga xamante ni moom la ñu jëlee bitim réew. yaa na torop gisoo maa ngi ni importé bi laay mujj di jënd sax mën na ma jënd yàpp yi bi nii seeraay moo tax billaahi kilo bi am na 3000 ka am na 3500 benn kilo métti na de lépp cher. denrée yi ñu gën a mën a jëfandikoo daal di yokk fan yi yëpp yàpp bi nag desul ci ginnaaw boucher yi ak client yi ñu daal di dajeel ci marché bu Castor di yuuxu seen naxar digoo nguur gi mu daal di def képp kàttanam ba fexe rek njigi daal di wàccaat. xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian lañ ci àndal Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Diogo di nuyu ñëpp. wàllum football lañ koy dooree sunu gaynde yi tàmbali éliminatoire coupe du monde 2022 ak coupe ndam. daan Togo démb ca Thiès ñaari bal ci dara Sadio Mané ak Abdou Diallo ñoo dugal biu Sénégal défenseur bu PSG bi sax bi mooy biom bu njëkk ci sélection bi di ndam boo xamante ni xaaroon nañ bu yàgg ba ci ñaareel période bi ngir bi commencé dugg waaye am na solo ci ndorteel gi ci gis-gisu sélectionneur bi di Aliou Cissé. bu ñu nekkee ci compétition yi éliminatoire yu mel nii premier match bi en plus de ça premier match domicile c'est important que ñu gagné ko yàlla may nañu ndam ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax mu nekk match boo xam ne match bu compliqué la woon tamit premier mi-temps parce que équipe togolais bi dafa ñëwoon pour défendre bàyyi nañu bal bi je crois que lu may il fallait que ñu ànd ak dal ànd ak patience parce que genre match yi du ay match yoo xam ne mën nañ ko régler rapidement premier mi-temps bi togolais yi dañu ñëw renforcer seen digg bi pratiquement ñun souvent premier mi-temps bi dañu insister pour dugg ci bloc bi alors que ci côté yi amoon nañu possibilité donc consigne yu ma jox en deuxième période mooy que nañu éviter di jaar ci digg bi parce que chaque fois que Sadio di décrocher di ñëw Idi di ko jox bal bi pratiquement 3-4 joueurs ñoo ko dul wër alors que ci côté bi ci côté Saliou Ciss ak côté Ibrahima Mbaye vraiment amoon na ay possibilités yoo xam ne bu ñu fa jaaree bu ñu centré dinañu dugal boo xoolee tamit but bu ñu dugal pratiquement Sadio Mané ci extérieur bi la jógee door a dugg ci intérieur bi donc solution bi foofu la woon je pense que mën naa wax ni que deuxième période bi xale yi respecté nañ consignes yi yàlla may nañu si ndam. Aliou Cissé kon yàlla may na Sénégal ndam ci match boobule yeneen résultats yi amoon démb Cap-Vert ak République centrafricaine 1-1 Guinée-Bissau ak Guinée-Conakry 1-1 Égypte Mohamed Salah bokkul ci match bi dafa daan Angola benn bal ci dara Libye daan Gabon ñaari bal ci benn Mali daan Rwanda 1-0. joŋante yooyu daañu koy tey ci alxamis ji. ci groupe Sénégal bi Namibie mooy daal Congo bu 16h jotee Congo moom la sax Sénégal dina daje ak moom le 7 septembre bi di ñëw ca Brazzaville
yeneen match yu ñu jàpp tey bokk na ci Niger Burkina Faso 16h Madagascar Bénin Algérie Djibouti waaye algériens yi ñoom it jamono yi ay jafe-jafe lañ am ci wàllum terrain nee nañ kon te pelouse bi nga xamante ne ci la ñuy footballee jamono yi baaxul ba seen sélectionneur démb kon di Jamel Belmadi bu muy amal conférence de presse am daal di yëkkati ay kaddu ñaawlu loolee bu baax a baax kon El Hadj ca Europe tam ñi ngay amal éliminatoire coupe du monde. foofu le Portugal moo daan Irlande ñaari bal ci benn Cristiano Ronaldo ñaari but la ci dugal moom léegi mooy ki dàq dugal ci wàllum équipe nationale yi ci kon histoire football 111 buts téeméer ak fukk ak benn but la dugal moom Cristiano Ronaldo dépassé doomu Iran bi di Ali Daei moo yoroon record bi téeméer but ak juróom-ñeent la amoon na. ca France ñoom dañoo def match nul ak Bosnie Herzégovine ku nekk benn but nga dugal sa morom ñi di waa kon Norvège def match nul tamit ak Pays-Bas 1 but partout. Youssouf dañuy wax léegi lu soxal wàllum basket ak afro basket ci góor ñi Sénégal Côte d'Ivoire lay dajal ci demi-finale bi. démb ci quart de finale yi nag Sénégal dafa daan ñi di waa Angola 79-74 waaye ci quatrième quart-temps bi yëf yi météo na lool xatoon na tamit ci match boobu léegi nga xamante ni kenn ci suñu ndaw ñu yebal ca Kigali teewee na ko ñu ànd ci ak compte rendu Soda Thiam. gannaaw ba ñu jongantee ba ci ñetteelu simili bi si la Sénégal daal di dugal pañam gu njëkk ak benn tir ouvert bu Alga Ndiaye Sénégal nag teelu la dugg si match bi ci premier quart-temps boobee sax gis nañ ni ñaari équipe yi tolloo nañ ci ay poñ ñetti yoon ci njeextalu quart-temps boobule sax ñoom ñi ñuy dippee les Palancas Negras dañoo enchaîné ak ñetti pañe yu 3 points loolee sax moo leen may ñu daal di gagné quart-temps bu njëkk bi 22-17 ci deuxième quart-temps bi gannaaw ba ñu jongantee ñaari simili ci la Maurice Ndour daal di gaañu daal di génn tolloo nañ fi sax poñ ñaari yoon ci biir quart-temps boobule waaye nag laatage ñu doon dem ci mi-temps ba si la Sénégal daal di roppi waa Angola ba rawee leen fukki poñ ak benn ci troisième quart-temps bi nag ñi ñuy dippee les Palancas Negras daal di dugal ñaar fukki poñ ak ñaar ci fukk ak juróom-ñaar yi ñu encaissé loolu taxul capitaine Eduardo Mingas ak ki ñoñam dab Sénégal waaye dab googee nag dinañ leen ko def gannaaw ba jongante gi desee benn simili ak ñaar fukki seconde faute yu bëri yi nga xamante ni waa Angola def nañ ko ak benn pañe ñaari poñ bu Ibrahima Fall Faye dugal tax na ba Sénégal daal di mucc daan na 79-74 mu di juróomi poñ yoo xamante ni doy na pour yóbbu leen ci demi-finale yi naam sax kii di Carlos Moraes bu Angola dugal na ñaar fukki poñ ak juróom-ñett côté Sénégal nag Branco Badio may ñu ko woon fenn fu mu sànnee ay ñetti poñ jot naa dugal fukki poñ ak ñeent ci kanamu góor gi Sidian mi nga xamante ni tey jii moom sentiroon nañ ko ci rebond yi surtout défensif moom sax jot naa def ab double ne am na fukki poñ ak ñett ak 15 rebond Ibrahima Fall Faye itam daal dinay dugal lu toll ci fukki poñ ak ñett Boniface Ndong nag ñu gis ci jongante googule fukki joueur képp la daal di joué loo Pape Moustapha Diop ak Boubacar Touré ca banc ba la ñu seetaanee ndaje mi Sénégal daal di éliminé waat Angola ci quart de finale comme ni mu ko defee woon ci édition gi la weesu gayndey nag daañu am ci demi-finale gi Côte d'Ivoire mi nga xamante ni moom moo éliminé Guinée 98-50. Soda Thiam Rwanda Kigali Radio Futur Média. Soda kon bi mooy doon ñeenteelu demi-finale bu tegaloo bu Sénégal ci wàllum afro basket Sénégal Côte d'Ivoire di mu ko waxee samedi 15h incha allah lay doon quart de finale yi tey day jeex bu 13h jotee Tunisie moo yor raaya bi championne en titre dajeek Sud Soudan moom bii mooy sax premier afro basket bu muy bokk Cap-Vert Ouganda mooy ñaareelu quart de finale bi bu mujj bi 16h lay doon incha allah la jóg. jaajëf Youssouf. ak RFM kumpa jeex na. si ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi Caravane Île Mémoire mooy turu téere jàngalekat bi di Raphaël Lambal mu di téere boo xamante ne li ko tax a jóg mooy moo daal di fësal gën a jox gëdd lii di moomeelu Casamance téere boobule mu ngi koy publier ci weeru juin gi lay weesu ci édition L'Harmattan France di ci waxtaane nag jaar-jaaru île bi nga xamante ne am na solo loolu ci jaar-jaaru Casamance Aminata Ba moo ci waxtaan ak moom. ci téerim bi di ab essai bindkat bi daal di ñëwaat ci île Carabane nekk bërëb aada ak cosaan waaye bokk itam ci histoire bu Sénégal. Une île à mon sens chargée d'histoire et de mémoire. île bu bari histoire lool boo xam ne bokk na ci taarixu Sénégal te mérité na nag nit ñi gën koo xam bu baax a baax nekk na loo xam ne point de contact la diggante France ak Sénégal rawatina ci jamonoy colonisation ba ni ko Gorée nekkee woon ak Saint-Louis amoon na ñetteelu
ñaareelu point boo xam ne moo nekkoon buntu colonisateurs yi ci biir Sénégal moom mooy Carabane mu nekkoon nag loo xam ne moo leen permettroon ñu gën a dugg ci fu mel ni Casamance. bindkat bi di jàngalekat waaye itam gëstukat ci littérature française moderne ak bu contemporaine mu jàpp ni Carabane l'île mémoire te di loo xamante ne suñu njiit yi dañ ko daal di fàtte. ci histoire u Sénégal dañuy insister bu baax a baax ci Gorée ak Saint-Louis bu fekkoon na niñ koy liggéeyee noonu lañ def ci Carabane jàpp naa ne dina am dayo ak place bu yaatoo yaatu ci ni nga xam ne moom mooy patrimoine mondial bu humanité liggéey la rek boo xam ne ñëpp a ko war a def ngir Carabane bañ a suux ci ab fàtte. Raphaël Lambal daal di ñëwaat itam ci téereem bi ci ay nit yu mag yu bay seen waar bu baax ci histoire réew mi. am na ñaareelu pàcc boo xam ne dama cee wax ñi nga xamee ne dañoo marqué histoire Carabane bu baax a baax bokk na ci Emmanuel Bertrand Bocandé ak keneen koo xam ne dafa am lool solo ci histoire Carabane waaye tamit ci histoire Sénégal rawatina ci église bi muy Monseigneur Joseph Faye mooy évêque bu njëkk bu ñuul ñu ràññee fii ci Sénégal. Carabane île mémoire nekk xaatimam bu njëkk waaye nag Raphaël Lambal fas yéenewul a yem fii ndax am na yeneeni ouvrage ngir daal di dàpp bëgg-bëgg ay lecteuram. dimanche gi ñu dëgmal lañuy tàmbale fukk ak ñetteeli édition FEMUA du festival des musiques urbaines d'Anoumabo ca Côte d'Ivoire ministère de la culture nag war ci amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi niki alxames ji fii ci Ndakaaru loolee ngir daal di présenter programmation wu Sénégal ndax xam ngeen ni suñu réew moom la ñu tànn ngir mu doon invité d'honneur wu xew-xew bi de FEMUA ñu jàpp ko juróom-ñaari fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru septembre gi ñu nekk mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi.